lu tax su ma yeboo di la ñaanal yoo yaay Internet sans limite sn.com, bienvenue dans votre émission comme l'accoutumé ni ñu koy defee saa su nekk. J'ai l'habitude d'accueillir des acteurs et des actrices des cinémas et cette fois-ci j'ai carrément changé de tempo, changé de décor et changé d'invité. Madame seet koo xam ne itam dans le milieu de la musique il est en train de marquer ses empreintes depuis un très bout de temps ñu gis ko muy monter des escaliers di ñu jox musique pure et dure. Olof Ndiaye moo ne ku juddoo ci Dakar màggee ci Dakar kenn du ko laaj forox na ndax toll. Këwal du tëb doom ja bët kan la Pama Dieng l'enfant chéri de Bargny l'enfant chéri de Yoff l'enfant chéri du Sénégal doomi Alaaji Ndiouga Dieng googe moom laa dalal tey ñu nar a waxtaan sur beaucoup de choses parce que tamit ay at a ngi nii maak moom tooguñu waxtaanuñu peut-être tey la ko yàlla dogal damay bàyyi moom mu daal di nuyoog internetu sans limite sn.com su ko defee ñu daal di mën a xuus ci waxtaan bi Dieng Saala Pama maa ngi lay nuyu. fay naa la DJ Big Taf. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant bu baax a baax. atiwa dama lay bàyyi nga nuyoog say internet rek. waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum internetu sans limite yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkale bu baax a baax a baax. Aujourd'hui on va faire cette émission à sans limite tey amul limite émission bi nangu nga pare nga. jeex na jeex na alors wax naa ko sànq ci samay à l'entame de mes propos kéwal du topp doom jëbët ku juddoo ci Dakar màggee ci Dakar kenn du ko laaj forox na ndax toll Alaaji Ndiouga Dieng mooy sa papa ci musique bi ñu ciy dugg au début nangu woon na ko. paa bi nag bëggul woon ñu teel a musique bañul woon ñu musique mais bëggul woon ñu teel a musique parce que xam nga nit boo nekkee ci benn affaire di ko dund dund ci ay affaires yu bëri yu neex ak yu metti tey boo amee say doom da nga leen di ñeewantal diggante waajur ak doom à chaque fois da ngay foog ni xale la mënul def li effectivement man jàng bi laa gënoon privilégié moom aussi xamoon na ni dinaa mës a woy mais daf ma jàngaloo woon à la fois école ak musique dañu nag boo leen demee bay woy na nekk loo xam ni lu ngeen di mën la parce que xew fi lay bàyyi mën leen doog a def sinon du ngeen ko def. ok mais dañu gisoon paa bi moom bi muy dund Alpha moom moo nekkoon taw bi nga xam ne moo jiitu ci musique bi ñu jekk ji gis moomu ñu jekk-jekk gis la ñu ne déet waaye ñu gis seen jigéen Sabel muy way naka la mu demee paa bi dafa tegoon benn maillot de chaîne ne kii mooy way kii topp ci wala da ngeen a duggandoo noonu rek ci musique bi noonu comme ça. waaw yar la nag paa bi dafa am nu ñu yaree mooy ku ci nekk am nga kilifa ku ci nekk à chaque fois kii gën a nekk xale mooy topp ci ginnaaw magam donc noonu la ñu yare mooy cër boobu lañ topp rek ku ci nekk ak sa maman ku ci nekk ak sa période bu yegg see ñëpp buux la nga def li la war. d'accord mais dañu gis vous quatre laay wax bokkoo leen yoon bokkoo leen maison yow ñu ngi la gisoon Pikini Production Momo ñu gis ko Prince Art Alpha mun naa ne si je me trompe pas muy def production boppam Sabel xamaguñu fan la nekk pourquoi des voix yoo xam ne méngoowul ci yéen quatre. oui xam nga sant yàlla parce que bu fekkoon ñu nekk fenn di buuxante day métti mais comme que ku ci nekk mi ngi sa boor di ko waar ba pare duñu réeroo ci dara. du am benn conflit. non lu ñuy def dañ ciy déggoo dañ koy assister xam nga. bu guddi. mais Prince Art sama kër la samay mag ñoo fa nekk samay papa samay kilifa non xam nga diggante Prince Art ak kër Ndiouga Dieng benn la Youssou Ndour sunu papa ñoom Ibou ñoom Gone ñoom ñëpp suñu kilifa lañ cër bi ñu am ci Momo lañ am ci Pama ça ne signifie pas que dama nekk Prince Art nekkuma fa mais samay kilifa lañ waaw. doo leen xëccoo mais Pikini lañ la gisoon Pikini Production. Pikini sax foofu la juddoo parce que boo xoolee ñëpp benn lañ tey sama papa Alioune Ndiaye moo ko suñu benn lañ. lan moo la dugal Pikini. lan la dugal Pikini Production. Pikini dama mosoon sama papa da doon def benn émission ak Pikini bu ñuy wax noces de mariage donc ci biir noces de mariage boobu may nekk xale xam nga ñuy woowee ba si yàgg ma rëcc rek dem jël micro bi wañ mais boobu xale la boobu may def troisième secondaire. ouais boobu bàyyi laa
donc mu dem rek jël micro bi waay mais xoola affaire bi nag jur taw xam nga comme que Tonton Alioune moo doon produire affaire boobu aussi mu gis ma foofu bëggoon ñu job bind benn film benn projet bëggoon ñu def ko parce que man carrière musique cinéma laay def dama teel a bëgg cinéma di bind ay film yooyu après nag bi mu ñëwee waxtaan ak papa bi ne ko kii moom sa doom la sama doom la mais dama bëgg mu jàng xam nga bañu ma mais dama bëgg nga accompagner ko mu jàng mu ñëwaat paa bi na ko ba tey damaa bëgg ñu gunge ko mu jàng ba après bi ma defee sama bac ba naroon dem en France yeggali samay études ak sama musique ak sama sport yi ma doon defi génie en agronomie loolu laa waroon defee. waaye fi nga bëggoon fi nga daanu am na différence. man xamoon naa dinaa musique parce que maa ngi ko doon jàng maa ngi ko doon tarbi mais ci kanam la woon. après noonu nga def paa bi kañ la jox accord am Pikine. après total bi mu ñëwaatee nag xam nga ma ne ko maar sama mag ne ko mais bàyyi ko mooy see man ne mu laaj ma ne ko man bëgg naa xam nga donc mu jox ma Tonton Alioune ne ko nag nu mu mel ëllëg yow laa koy laaj parce que sama doom la man sax maa ko bëggoon produire mais gis nañ ni bëgg nga ko parce que Tonton Alioune da ne ko dama gis ci sa doom ñetti affaire yu ma gisoon ci Youssou Ndour ba tax may liggéey ak moom sama papa ne ko mooy lan mu ne ko bi ci njëkk mooy yar beneen bi ci topp mooy talent beneen bi ci topp mooy leader kon mun na doon star. d'accord noonu nga duggee Pikine. laa duggee Pikine. alors ñu gis la biir Pikine nag nga nekk ci 2 mooy di musique ba pare nekk fa acteur ci biir série bi ñu naan Dikkoon ñu gis la ci benn concours sañse émission bi daan daw foofu à la Sen TV nga fa daan woy ñu jékki-jékki gis benn projet bu mag projet boo xam ne osons le dire que c'est la première fois muy projet 52 PC sa initiative la wala initiative Pikini Production. waaw Pama dafa nekkoon ci biir Pikini di def liggéey bu am solo ça veut dire que du lundi au vendredi dama daan dugal Pikini chaque jour 6 morceaux yu bees tax bokkul ak moromam ñu ciy liggéey bu am solo man ak sama papa Alioune Ndiaye ak sama papa Cheikh Ndiaye guitariste ak Diatta ñoom Lamine Ndiaye maa ngi leen di nuyu vraiment gars yi di ci def liggéey bu am solo ñoom Sidi Cheikhouna Fili ñu petit donc affaire yi dem ba bëri ñu ne dañu def ñi naan dañ def album 100 morceaux parce que boobu morceaux yu bëri na xam nga gars yi di wax rek. mais est-ce que yow loolu jugé woon ko benn yàq. waaw xam nga début boo gis nit di nga dem pour am expérience mais aussi boobu gis nañ ci seen artiste benn capacité de création boo xam ci benn xale bu ndaw boo xam ne du sonn du ne sama lii day metti chaque jour day ñëw rek indi lu bees loo xam ne boo ko dégloo da nga naan mais attends Tonton Alioune nag comme que wax ji bëri na moom aussi mag la am na xel mu ne léegi comme que ñun dañu am embarras du choix def nii ak nii dañ leen def semaine bi année bi 52 semaines dañ def chaque semaine ñu génne benn morceau chaque mois ñu génne benn clip. mooy projet 52 PC bi. mooy projet 52 PC. d'accord loolu moo ko indi. loolu moo indi chaque semaine benn morceau chaque mois benn clip mat na wala. si mat na morceau yi mat na. kan moo ko matal Pama wala Pikini Production. ñun ñaan ñëpp parce que Pama moo woy. non mais bi morceau bi di commencé ak bi ñu jeex ñu yëg ñu gis itam gisatuñu Pama Pikini lan moo ko doon da nga arrêté woon wala dafa am nu mu demee woon. mais arrêté naa Pikini mais terewul maa ngi doon avant 52 PC bi di jeex. waaye fekk na ma woy ko fa fu mu ne nii Pikini bu ñu bëggoon génnewaat yeneen 52 yu ma fa bàyyi ba pare aussi génn naa fa may taxul ma bàyyi samay morceau parce que damay gis sax lu ma war a dem rectifier ko studio après Pikini jël dugal parce que n'oublions pas que Pikini du nekkul woon label kese ci ma mais sama kër la. d'accord donc pour l'instant nekko ci benn label wala benn maison de prod. non maa ngi ci sama yëfu bopp maa ngi samay production bopp. projet yi Pikini démarré woon muy morceau yi da nga koy bàyyi wala da ngay def ba nga koy bàyyi def say fi bopp wala da nga koy continuer. waaw loolu nag du ma ci mën a xuus lu bëri bi mais en tout cas. morceau yi fa def quoi. waaw xam nga morceau yooyu
génn na ba pare que je crois que nit ñi consommé nañ ko. dootoo ko laal. ñun ay xale lañ on avance. non man da nga koy laal wala dootoo ko laal. non samay morceau la. donc samay morceau maa ko moom maa ko woye. d'accord. donc bu ma ci waree jouer dara wala ma remix ci dara. dama koy def. bu ko ba fan si soxla wee. internet yu sans limite ci Pama la ñu dalal ñu génn cadre Pikini boobu tamit daal di continuer dañu remarqué ci say titres say single tout souvent bu ñu xoolee projet 52 PC bi ñun ñi nga xam ne j'ai eu l'occasion d'écouter les 52 soo ma doon laaj benn par benn dinaa la de 52 yii la mais ci projet bi mais bu ñu xoolee single yi nga xam ne Pama génn na ko ànd ci benn communication bu extraordinaire lu ci mel ni cakati lu ci mel ni bësal lu ci mel ni coppati lu ci mel ni nabi lu ci mel ni bi mu génn récemment amul ruube bu ñu xoolee titre yooyu yëpp benn titre la nit ñi jàpp que ni muy nabi yéen ci si tu utilises des mots yoo xam ne gars yi comprendre nuñ ko pourquoi yooyu noonu choix boobu noonu càkkati bësal ñoppati amul ruube. ouais xam nga yooyu yëpp c'est artistique xam nga nit moom art création la et que bindkat baax na muy bind parfois lu terre à terre mais parfois aussi baax na mu bind lu nit ku dul bind warul mën a bind. Donc parfois ñu bindee premier degré parfois ñu bindee deuxième degré parfois ñu titré premier degré parfois ñu titré deuxième degré. mais pourquoi jëloo yu premier degré def ko single ay ci mel ni ay urul ay nii ay jigéen daan jinne wala ndeer wala iPhone 5 ou iPhone 5 pourquoi yooyu. mais dégg nga titre yooyu waat yëpp ay urul ay nii ay ndeer ay iPhone 5 xam nga yooyu yëpp day affaire yu raar du way bi rek a métti loolu laa bëgg a leeral Pama titre morceau ndax da ciy sonn. alors mën naa la laaj kàddu bu ci nekk loo ci bëgg a wax nga leeral ma ko. cakati benn bal la boo xam ne du balu bandi bal bu cakati la bu cekkati. donc sa moomu bopp la daal bësal ku ne xam na ni àdduna moom ku ne parfois boo sonnee soxla nga ko la bës. d'accord dama ñëw ci bi nga xam ne mooy amul ruube parce que bi mu génnee yàggul itam moom laay mujjee nga après ñu waxtaan ci mais dañu remarqué Pama souvent dañ koy gis ci site internet récemment gis nañ benn photo bu Pama nekk ci benn douche mook benn jigéen les gens se posaient la question pourquoi loolu bëgg créer buzz la wala loo xam ne nit ñi la ko jël daal di koy génne c'est pourquoi le choix ànd ak jigéen ñi photo wu ci douche bi xel ñaaw xel dee waaw. jéeguma ko sax. yëgoo loolu. non Pama ku ko xam-xam ni nit ku yaru la ku am teggin la ku am sutura la ku am kersa la yàlla moo ñu boole ci musique rek waaye wax dëgg yàlla nit ñu yar lañu ñu am kersa lañu donc yooyu yëpp sàkku waaw. kon nan nga doon dundee moment bi nga xam ne am na polémique bëri woon ci benn vidéo je veux pas trop détailler là-dessus parce que c'est déjà passé nan nga doon dundee loolu. waaw métti na parce que góor moom góor su nekk góor la waaye dama dégg ñu ne maam Cheikh Ibrahima Fall nee na nangu tuuma bokk na ci yoon yi gën a gaaw pour nga dugg àjjana duma def lu dul baale ay ku ne xam ne ni ñun ay taalibi Cheikh lañu waaw am na loo xam ne bu dul woon judd di jikko te dañ ciy judd muy kersa ak sutura ak dignité ak fulla ak fayda lennu àdduna lennu nafsu jaralu lool Pama Dieng taalibi Cheikh la dañ ñoo yar ci sutura ak kersa àdduna du yàgg bu ñu def lu ñaawee noonu mais nag jéggale nañ baale nañ ndax ay jullit lañ te nangu nañ li ñuy nangu mooy ñooy feeñ ci kanamu écran yi et que dañuy dékku dañuy muñal ñëpp ñoo leen war a muñal ñoo leen war a bégal te ku ne xam na ni ku ci juumoon tamit xam naa ne rectifié wu nga sa xel ak sa xol man Pama Dieng jégal naa ñëpp mais beneen yoon damay lancer message parce que ay porteurs de voix lañu
muy Pama muy keneen am na tuuma yoo xam dafa metti te nit dafa am ñoo xam dañ lay wër dañuy xër ci yow yaakaar bu ñu xool nit aussi muy génn ci écran yi ñu foog ni parfois nga wax def ko wérul bu crise cardiaque de lu ñuy wax doon artiste daa tax nga wér wala say man par exemple man sama yaay wérul dafa am tension bi may yëg loolu maa ngi dawal ma woo wax ma ko man en âme et conscience xam naa ne lii du man parce que du man du ma nit kooku mais xam naa ni mère bi xër na ci man xër goo xam ne lu ne mënoon na cee xew waaye man mënoon naa dee ci tali parce que boobu bàyyi tegeetuma sama tànk ci accélérateur pour yegg suñu kër gi sama yaay heureusement damaa yegg si mu ne ma kii kala taaliba Cheikh bi la ñuy waxal loolu kay waaw moom moo ma jur xam na ma et que ñi ma jege xam nañu. d'accord j'aimerais bien ñu tëj parenthèse boobu ma ñëw nag Pama Sénégal gi yëpp ñu ngi wax amul ruube nga ànd ceeg Salam Diallo clip bu nice et je profite de cette occasion de le féliciter encore féliciter toute l'équipe waa Pama sa yëpp pourquoi le nom amul ruube et pourquoi nga choisir moment bii nii ñu toll nii nga génn amul ruube dafa am message boo bëgg a lancer. daa ëmb loolu yëpp. li yàqalaat amul ruube amul yàqalaat. ñëpp ne ci jàmm. d'accord ate ñu jeexalee kook nag moment lan mooy projet yi gars yi ñu ngi laaj album bi gars yi nag ñu ngi laaj événement yu mag yi parce que ku xam Pama xam ni toogul récemment ñu ngi la séntu woon Maroc nga nekk fa def nga fa presque 1 mois si je me trompe pas moment bi lan mooy projet yi album événement loo xam ne fan si mën nañu ko xaar. ñu ngi waajal yooyu yëpp ñu ngi waajal lu rëy mais bu ci nekk dañ koy def ndànk ñu def step by step donc instant bi ñu ngi toll étape bu sunu promotion single di ñaan Sénégalais yëpp ñaanal ñu ci xam ne lépp lu ñuy def pour yéen pour bégal leen et que li ma mën a wax daal mooy tous les samedis nañ may fekk atmosphère virage gondole virage waaw neex na ci sunu grand Sakhir Kébé yi nekk ci ginnaaw gondolier virage en face AFC bu sunu mag sunu parrain Birane Ndour ñëpp di ñëw foofu tous les samedis Pama mi ngi fa ñu ruube càkkati def lu ñu saf. d'accord tey lii laa koy tëjee muy Momo Dieng sa grand frère génne album ana message boo koy lancé at lan ngay wax ci album bi. di ko ñaanal yàlla rek mu def na mu daan def ndax ku ne xam na ni nag moom albumam ñëpp koy xaar ndax boo ko dégloo dégg ay way dégg musique dégg lépp album Momo dafa complet donc Sénégal maa ngi leen di ñaan rek ngeen déglooti naan nopp dalooti na fekk dinañ déglu xam naa ne ñu ngi koy xaar ma koy ñaanal sama mag sama xarit mu yéegale ak sagoom bu baax a baax. à quand ngeen rendre hommage Pa bi def benn son vous quatre Sabel Alpha Momo ak Pama bi topp. Pa bi chaque jour ñu rendre ko hommage et que loolu aussi dafa bokk ci suñuy projet yàggatul dara incha allah. maa ngi lay jaajëfal ma bàyyi la ko nga tàggatoo ak internet du sans limite sn.com. waaw maa ngi nuyu waa Pama si yëpp di nuyu képp kuy bëggee Pama di leen wax ni amuñu seen fay kilifa yi may ñaanal këru diine yi ñëpp maa ngi leen di ziar di leen wax ni Pama amul seen fay di ñaan jàmm yàgg ci Sénégal lool jërë ngeen jëf.